Rassemblement quartier bu Bukot Sud te ñu tuddee ko RDQ nekk fële ci Bukot Sud Lindiane jotoon na organiser benn réunion bi nga xam ne mu ngi ko amal kerek ci dimanche ñaari fan ci weerum août atum 2020 bu le rencontre mu ngi ko amal fële fi nga xam ne mooy place bi nekk pour ñi xam Grand Dakar bu baax mooy place bu nekk fële wetu kër ñoom Seydou Mandiane daanaka mooy mango yi nga xam ne pa bu nekkoon Giba Akayes fu mu dëkk noonu donc foofu la daal di def bu lee rencontre mu nekk rencontre boo xam ne ñëpp a ci waroon a teew waaye gannaaw mbas bi nga xam ne moo lëmbee nii ci àdduna tax na ba ñi nga xam ne ñoo nekk fële ci diaspora original mënuñoo ñëw donc mu nekk waa diaspora ñu ñuy tuddee waa diaspora Samala ñoo fa teewoon ci boobule rencontre boobule nag jot nañ ci càmbar ay points yu toll si juróom benn bi nag mooy compte rendu li nga xam ne mooy liggéey buñ doon defal fële ci pont bi bu gannaaw buñ jógee ci compte rendu bi ñi daal di dem tamit ci benn pàcc boo xam ne boobu mooy lu jëm ci wàllu entretien ak sécurisation boobu les ponts ensuite ñi daal di tamit càmbar beneen point mu jëm ci wàllu finition ñaari point yi nga xam ne moom la RDQ daal di tabax ñeenteeli point bi nag mooy perspective te ci perspective yi nag jot nañ ci waxtaan lu jëm ci wàllu reboisement ak tamit tabax ñetteelu pont bi mu mel ni lu tëj buntu waxtaan bi mooy question divers maanaam koo xam ne am nga loo xam ne lu am solo nga daal di ko présenter foofu tamit ñi waxtaan ci boobule réunion nag ku ko présider mooy Ali Badji te ñu xamee ko ci Ali Ngom te ki yoroon tamit secrétariat bi mooy Wahab Sané ma bay sax moom sax mu daal di joxe lu jëm ci wàllu ouverture réunion boobule. Je pense que comme d'habitude les lendemains de la Korité ou bien de la Tabaski day am benn rassemblement ci organisation RDQ rassemblement du quartier am rassemblement def benn sommaire par rapport aux activités qui ont été menées pendant toute l'année et voir yan perspective la ñu mën a def pour avancer dans nos actions futures. C'est à cause de ça aujourd'hui 3e jour de la Tabaski ñi toog fii nii pour évaluer les activités antérieures yu ñu jot a def ñi xam naka la ñuy demee ci kanam bon man may jël secrétariat bi mais damay bàyyi sama grand bi Diédhiou mu gën a fësal affaire yi waaw merci. salaamaaleykum sama gars yi comme ni ñu ko xamee rek feuille de route RDQ mooy dañ lu ñu waxoon fii chaque lendemain tabaski ñu ñëw daje fii jéem a xool fàttalekuwante lu ñu jot a def ci at bi yëpp voilà lu baax ñi gën ko baaxal lu des ñi gën ko jéem a améliorer looloo waral dëmb ñi waroon réunion far yàlla décider lu mu décider noonu ba mënuñu réunion léegi tey aussi bon loolu moo ñu fi andi nii pour mën a réunion donc ñu ngi souhaiter tout le monde la bienvenue et puis ngeen xam ni fii ñun ñëpp ñoo fi bokk c'est la même famille et que bon bientôt ku nekk bu joxee son mot de salutation après secrétaire bi joxe ordre du jour bi réunion bi tàmbalee incha allah. reprendre. waaw ñu ngi nuyu yëpp suñu gars yi suñu famille bi nekk fële diaspora original bi. di leen di wax waa Samala ñu ngi ni toog voilà di waajal mbir mi. di leen di xamal ni bon affaire bi noonu la Samala des fois dañuy xëcc mais comme niñ ko waxee tur bi moom moo wane boppam dëmb quoi waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen waa diaspora original et puis di leen di sant di leen gërëm quoi. dañ commencer par compte rendu sommairement ci benn pont bu ñu tabax fii nii suñu benn activité bu doon pont bu ñu tabax fii nii boobu la ñuy def benn sommaire ci bilan am lu mu demee ba fu mu nekk léegi ñu avancé ba 2e point bi mooy entretien des ponts parce que pont yi bu ngeen tabaxee ba pare il reste à entretenir parce que c'est le suivi doo liggéey dara ba pare doo am suivi lu amul suivi moom xam naa du yàgg donc bu ñu génnee ci suivi bi dañuy dem ci finition léegi ci pont yi lan la ñuy xalaataat pour pouvoir terminer ce projet concernant les ponts de passerelle. Ensuite 4e point mooy un projet de reboisement pour participer aussi à l'amélioration de notre environnement. Projet d'environnement
ensuite 5e point bi divers waaw ordre du jour bi noonu lañu ko constituer quoi léegi bu amee ay amendement ou bien ay suggestion ce sera la bienvenue. Donc premier point, je reprends, compte rendu sommaire de la construction des ponts, du pont. Deuxièmement, entretien des ponts. Troisièmement, finition des ponts. Quatrièmement, projet de reboisement. Ensuite, cinquièmement, divers. si point bu njëkk bi mu mel ni mooy compte rendu des travaux yi nga xam ne moom la ñu amal foofu si compte rendu boobule kii di Ibrahima Duno moo ko jot a def mu daal di présenter benn bilan financier bi nga xam ne daanaka bilan bu baax la ndaxte gannaaw bu mu paree tamit li nga xam ne mooy présentation bi gis nañu ni daanaka bépp dépense boo xam ne jotoon nañ ko yëkkati foofu RDQ def na ko te amelul dara ki nga xam ne mooy commerçant bi nga xam ne moo leen daan fournir matériel donc mu mel ni jamono ñu toll ni RDQ mu ngi set wicc diggantoom ak commerçant boobule. 174 500 boobu lañ mujj retiré 174 000 non 148 500 148 500 moom lañ ko deseel quoi bu ñu ko joxee 1 million 300 mu des 148 500 donc boobu lañ ko mujj jox. Donc instant yi desaluñu ñu ko dara mais il s'est trouvé que pont bi ba léegi des na quoi des na liggéey bi bon boo calculer 1 million 300 plus 148 000 ça nous donne 1 million 448 000 pont bi foofu lañ toll nii voilà léegi yenn yi ñu fi nekkoon ñoom EMA waaw ñooñu ko waroon matal mais sëf nañ ma ko encore pour ma lire leen dépense bi. bu Kelefa bindoon waaw bon mën naa leen ko wax benn wala somme globale bi waaw mooy 1 million 448 000 moom lañ dépensé moom lañ fay Kelefa fu mu nekk nii RDQ amelu ko dara moom tamit macha allah voilà léegi loolu la s'il y a des questions si compte rendu pont bi ñu dem si. waaye tamit ci biir waxtaan bi gannaaw bu ñu échanger lu bëri am na ci ay participants yoo xam ne jot nañ souligner ay manquements yi nga xam ne constaté nañ ko gannaaw bu ñu doon liggéey pont bi mu jëm ci wàllu organisation bi ak tamit ci wàllu gestion financière yi maanaam nu ñu dépenser koppar yi donc comité d'organisation bi jot na nangu tamit ni yooyu ñuy jot a souligner yëpp ay manquements la te jàpp na ni bu ñu nar a commencer at encore benn liggéey dinañu fexe ba ñu mën a éviter yooyu les situations. ñaareel pàcc bi nga xam ne moom la ñu waxtaanee foofu jëm na ci wàllu entretien ak sécurisation boobu les ponts mel ni am na ci ay problématiques yu ñu ci jot a souligner te ci problématiques yooyu mën nañ jàpp benn mooy gas bi nga xam ne moom la ndoxu taw bi di def ci suufu pont bi waaye tamit waxtaan nañ ci wàllu mbalit bi nga xam ne moom la ndoxu taw bi tamit di indi foofu ci pont bi ak tamit qualité pont boobule dinañu ñëw d'abord ci li nga xam ne mooy situation bi nga xam ne posé nañ ko foofu mu mel ni benn taxi boo xam ne seetlu nañ ni benn jour ñëw na yëg pont bi mu nekk loo xam ne waa RDQ rafetlu ñu ko dara waaye comme fekkoon na tamit kii di maître ouvrage bi mel ni Saliou Dia nekkoon foofu ñi daal di ko jox parole bi tamit mu wax li mu xalaat ci situation boobule moom Saliou Dia nag gannaaw bu mu rafetlulee situation boobu dafa xamal tamit ni pont bi dëkk na dëgëraay boo xam ne oto sax mën na ko yëg te du am dara waaye taxul tamit ñi encouragé ñi nga xam ne ñooy borom oto yi nag di yëg ci pont boobule nekkul lu gën. Saliou Dia kooku mooy entrepreneur bu tabax pont bi voilà donc grand yaa ngi ci biir. asalaamaaleykum tout d'abord man maa ngi leen di remercier. parce que bi ngeen amee kii wóolute ngeen confié ma kii liggéey bi loolu kontaante bu mag ci man moo tax bu ngeen ma koy wax man ne leen lii ñun ñoo ko bokk liggéey bi sama liggéey man tamit dinaa ci def li ma mën par rapport lu ñu nekk di wax nii affaire kii sécurisation kii pont
man sama baat bi nag moo mënul kii par rapport kii sécurisation kii affaire kii pont bi comme kii ni ñu ko waxee effectivement bon dëgg la parce que lu ñu xas tabax ba pare il faut mu am sécurité bi fu muy commencé ci tànk yi mooy pied bon léegi nii fa laa jaar gis naa nu mu mel ci suuf kon nag dégg naa kii Omar nee na tey jii bu dee saako yi c'est possible ñu defar ko tey effectivement c'est vrai bu dee tey mën na nekk tey jii ñu def ko parce que tey mën na taw à partir ngoon wala suba wala gannaaw suba bu ñu naree toog fii une semaine te mu ngi taw chaque jour sa kii ñu ngi gën a gas pied parce que pied ni ñu gasee nii bon dafa xaw a kii waaye buñ ko mënee def à partir tey man ñu am ay juróomi sax sañu am nuñ ko def baax na léegi ma ñëw ci kii lu mu doon wax ci affaire kii oto bu fa jaar noonu lenn moo ma xawoon a ragaluloo parce que nekkuma fi woon ma dëgg ni kii bi dafa génn mooy été yi ñu kale woon kii pont bi parce que dañ ko kuule même pas une semaine mu taw été yi génn loolu laa ci kii ragaloon moo tax oto bi bu mu fa yëgee dafa teel parce que waxoon naa duuno mën nañ ko décoffrer mais avant oto yëg ci 1 mois intervalle 1 mois mais kii je pense am na 3 mois buñ ci yëgee amul benn problème oto fu mu nekk nii mën na ci yëg amul benn problème waaw oto bu ci yëgee kay moom bu ma bëgg nga xam ne liggéey bi baaxul mais liggéey bi baax na assuré mën na fa yëg baax na amul benn problème waaw. ci wàllu mbalit bi nga xam ne moom la ndox taw bi di indi waa RDQ dañuy jàpp ni dañuy sensibiliser ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wetu pont bi pour ñoom tamit ñi daal di ci bàyyi seen xel ko pour que saa suñu gisee mbalit foofu ci suufu pont bi ñu jéem a xool naka lañ koy dindiyee te loolu yëpp pour sécurisation n'est-ce pas pont boobule. ci wàllu gas bi nga xam ne moom la ndox taw bi di def si suufu pont bi waa RDQ Samala lu ñu décidé mooy dinañu engagé wu uti ay saaku ceeb yi nga xam ne dañ koy feesal del ak suuf ñi daal di ko rangale foofu ci wetu pont bi pour fexe ba li nga xam ne mooy ñëw si sable ñi daal di ko stocké foofu si suufu pont bi donc mu mel ni tamit waa RDQ sax dañoo décidé ni si kër ga sax maanaam si dimanche boobule sax ñaari fan ci weerum août atum 2020 la ñu daal di commencé seen liggéey boobule. ñetteeli poñ boo xam ne moom lañ daal di waxtaanee foofu nekk na finition pont yi nga xam ne yooyu la ñuy tabax mu mel ni bu njëkk bi ak biile si pàcc boobu nag luñ ci jot a waxtaan mooy d'abord jox technicien bi muy Saliou Dia mu daal di wax nit ñi naka la fas yéene eggali pont boobule. ok waaw pour finition point yi proposition bi ñun ñëpp la parce que. buñ defee kii figure yi ba pare léegi des na kii poteau yi buñ naree defar poteau yi léegi yéenay décider li ngeen fay def ndax chaîne wala buum wala weñ loolu ça dépend ci yéen moo tax foofu moom man bu ma sañoon ngeen def ko kii ay weñ parce que buum bi day nëb chaîne bi aussi bon day kii chaîne bi moo gën a métti parce que moo gën a cher moo tax ma ne moom moo sañoon ngeen def ko ay tube en fer waaye sama proposition mooy d'accord. lu muy joxe comme proposition lu ko gënal moom parce que ñetti proposition moo am mën nga ko def chaîne wala nga def ko buum après poto yi quoi mën nga ko def buum wala nga def ko tube. c'est tibron bi mais nee na moom lu ñuy proposé mooy ñu def tibron mooy gën a garanti quoi tibron bi léegi su dee boobu la ñu décidé après dañuy def devis par rapport à tibron bi quoi léegi si finition yi ñaari points yëpp lañu bëgg a finir benn yoon ñaari yëpp jeex parce que bee depuis 2018 la am na fa 2 ans finirul bi ñëw deuxième bi ñëw donc pour ñu boolee ñaari yëpp finir leen. voilà léegi entrepreneur bi li may proposition pour tibron bi
gannaaw bu mu waxee ba pare ñi déglu ko ñi daal di gis ni dafa gën ñi contacter ñi nga xam ne ñooy maçon yi ak soudeur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir RDQ pour ñu wax ñu naka la loolu di mën a demee maanaam ñi defar ñu bilan boo xam ne buñ ko amee dinañ daal di ñëw ci panel bi pour waxtaan xool naka la ñuy defee participation yi pour mën a eggali liggéey boobule. ñeenteeli point bi nga xam ne moom lañ jot a waxtaan foofu mooy perspective te ci biir perspective yi nag jot nañ ci laal problème reboisement boobu nag kii di Omar Gueye xamee ko ci tuuru Maldini moo ñu defal compte rendu démarche yi nga xam ne jot na ko def ak ki nga xam ne moo yor lu jëm ci wàllu reboisement fii ci commune Ziguinchor. benn reboisement bi nga xam ne pour quartier bi yëpp la maintenant reboisement boobu noonu il faut mu am fu ñu koy tàmbalee parce que c'est tout un quartier. Quel est le point bi nga xam ne boobu lañ njëkk a def ak tamit ban type de plante la ñu war a def il faut ñu waxtaanee ko fii parce que man mënuma jóg rek ne nañ def acacia keneen jóg ne nañ def mango keneen jóg ne nañ def coco kii jóg ne nañ def palmier donc loolu il faut ñu waxtaan ban type de plante la ñu war a def alors ci biir xalaat boobu on a appelé Bodian un certain Bodian moom moo géré affaire reboisement Ziguinchor bon dañ ko wax njëkkoon wax affaire de plante fruitier mu ne moo am na expérience bi comme quoi que mun ngeen def ay plante fruitier mais day andi coow bu andiwul coow entre yéen seen doom yi dinañ coow parce que buñ fi sampetee benn orange wala benn mango wala benn mandarine bu demee ba am ay doom moom avant muy am doom ñii ñoo doon bale si suuf bu demee ba am doom man damay romb aji magay bëgg a wax ma ne ko non ñun ñëpp ñoo ko ñun ñëpp ñoo ko sañ kon am naa droit pour dagg ko wala nit ñi toog ñu ne bon garab bi gale bi rek ñoo koy utiliser te ñun ñëpp ñoo ko samp moom nee na idée arbre fruitier bi moom dañ ko tegee de côté quoi léegi nag ban plante la ñu war a jël mu ne ñu soit da ngeen di jël plante bi nga xam ne day créer ker day am ker bu bëre dina créer jotaay te du andi coow mais nee na ñoom yàgg nañ di maye ay plante gars yi dañ leen di may plante yi ba pare duñ ko entretenir alors ñu ne ko non ñun dañuy réunion mais buñ demee ba décider pour plante yi ñun dinañ ko entretenir dem naa aussi ba joxaat ko idée saaku yi nii yi ma joxe nii su boobaa plante bu ñuy def dañuy ut benn saaku pour 3 bant samp ko sol ko saaku bi léegi ñi laajte ko ban période moo gën a baax pour reboisement bi mun nañu fin août moo gën a baax su ko defee bu ñu demee def reboisement fin août au moins plante bi dina adapté wu avant nawet bi di jeex buñ ko defee xayrun mais mun nañu dañ doon maye ay plante mais gars yi duñ ko entretenir dañ koy bàyyi mu dee léegi ñoom direction bi dañu ne plante bu nekk 200 francs lañ koy jaayee bu fekkee ne soxla ngeen da ngeen di teel a def demande gars yi jaay leen ko mais dañ ko ne ñun volontariat la ñuy def koñ bi la amuñu 200 francs par plante noo ñu mun a intermédiaire ak gars yi ñu wàññil ñu ko le maximum on sera preneur quoi et si la ne bu ñu paree réunion bi ñu dem rendre ko kon ñu wax ko ñaata plante lañu bëgg mu def demande bi et puis dina jàpp mu gars yi wàññil ñu prix bi donc man li ma proposé mooy boulevard Alpha Lindiane bi bu ñu nekk di defar nii pavé yi ak boulevard Grand Yoff bii boobu laa bëgg ñu def ko premier point parce que reboisement bi tamit du 2020 rek dañu war a def chaque lendemain tabaski mois d'août ñi def reboisement léegi lu tax ma wax boulevard Alpha ak boulevard bi nii c'est pour que boo leen seetluwee côté waa Alpha Lindiane côté bële na le en général du ñu ñëw ci réunion yi xam nga ndax duñ koy dëgg wala peut-être manque d'information la mais bu ñu gisee nit ñun dem nañ foofu ñu def fa ay garab dinañ ne mais tiens mais ñii fan lañ jógee ba ñëw def fi garab c'est pour rendre beau ou bien rendre belle la ruelle mais aussi c'est pour les attirer ñu ñëw adhérer boo xoolee tamit fii nii à part de fii ba dem ba HLM ñoom tamit xaw ma ndax yëguñu ko wala mais bu ñu gisee ñu dóoral leen ay plante yooyu du ñoom rek lay njëriñ ñun ñëpp xam nañ ni plante dafa bokk ci liy andi taw te ñëpp bëgg nañ taw
donc loolu tam bu dina impacter ñi nga xam ne day tax suba bu 20 personnes doon cotiser 40 personnes dinañ cotiser te suñu objectif bi dinañ ko teel a atteindre quoi. c'est ça en même temps projet de reboisement bi mais en même temps gis nañu ren bu ngelaw bi ñëwee dajji nañu ay gàlle yu bëre loolu lu ko waral mooy garab yi ñoo commencé manqué parce que garab yi ñoo doon téye ngelaw bi bu garab amul ngelaw bi vitesse am day gën a am doole day dajji suñu gàlle yëpp donc loolu moo tax ñu xalaat ko ñu ne léegi le type de plante ak les points man yooyu laa proposé bu amee keneen ku gis bu gën a baax boobu mu wax ko après ñu def loolu quoi. ak tamit nee na ma comme pavé yi gars dañ koy def nañ teel a gis le responsable mu bàyyi ñu espace bi nga xam ne du ko pavé parce que tamit mënuñ ñëw ne dañuy reboiser di yàq pavé bi mais buñ teelee wax gars yi comme El Bachir ne ko fii mais Grand Bac Sangi ni ñu teel a gis les responsables ñi nekk foofu ñu bàyyil ñu ay points yi nga xam ne mën nañ ko gas ak tamit la distanciation moom dinañu ko wax quoi entre ñaari garab yi wala kër gu nekk ñi sampal leen ñaari garab kër gu nekk soit ay filao lay doon wala ay type mais moom wax na ay non scientifique quoi turu garab yooyu mais man maîtriser wu ma mais nee na ay garab la yi nga xam ne day joxe ker te gars yi mën nañ toog di ataaya te c'est beau quoi. gannaaw bu mu joxee explication yooyu lee comité bi yëpp daf ko daal di jox carte blanche pour mu continuer démarche yi waaye tamit comité bi jàpp na ni boulevard yi ñuy war a reboiser ñooy boulevard bu jógee HLM jëm jubal côté Lindiane ak tamit beneen boulevard bi nga xam ne muy commencé fële ci premier pont mooy fu pavé jógee su papay daal di teere donc foofu la ñuy commencé ñëw ba rejoindre boobule boulevard bu jógee HLM jubal Lindiane donc ku xam boulevard boobu dafa mel ni mooy boulevard boo xam ne moo romb fële ci kër ñoom Seydou Mandiang. si lu jëm ci wàllu tabaxum 3e pont bi waa RDQ jàpp nañu ni boobule place bi nga xam ne foofu lañ ko bëgg a tabax mu nekk place bu nekk wetu kër ñoom Awagu Jaabi mu nekk tamit wetu kër ñoom Dingu mu nekk place boo xam ne situation bi dafa doy waar foofu trop loolu tax na ba technicien donc moo mun a taxaw pour mun a xam naka la ñu war a tabaxee pont foofu ndaxte nekk na foofu place boo xam ne doy na waar lool moo waral bi waa RDQ ne duñu jël benn décision dinañu bàyyi d'abord technicien mu jéem a jege foofu pour xam naka la pont yi di tëree foofu bu ñu paree ñi door xam si wàllu cotisation bi naka lay demee gannaaw bu ñu paree yooyu question yëpp ñi daal di ñëw si li nga xam ne mooy question diverses si biir question diverses yi nag Awagu Jaabi moo jot a def li nga xam ne mooy compte rendu programme de lutte contre la Covid-19 bu ñu defoon fii maanaam thermoflash yu ñu gëndoon ak eau de javel yi ñi daal di ko distribuer fële ci hôpitaux yi tamit wala tamit ci biir quartier bu Côte Sud bi voilà donc bu mu defee compte rendu boobu ba pare daal dina xamal ni waa hôpital mi nga xam ne mooy hôpital bu Lindiane ñi xamee ko ci hôpital Mané gannaaw bu ñu jotee thermoflash bi wane nañu seen kontaante trop te niñ laa di remercier waa RDQ ci liggéey bi ñu leen defal waaye tamit ñaan nañu pour RDQ mu mën leen accompagner ndax ñi mën a am li nga xam ne mooy appareil pour gynécologie. mais ci côté bi waa hôpital dañ leen remercier bu baax a baax mais am na soutien bu ñu ne pour ngeen jàppale leen mais soutien boobu am na ku ñu souligner côté baax a baax moom rek moo mën a wax waa boobu waa RDQ dañ leen gërëm bu baax a baax te nag si dañ leen ñaan dimbal si côté boobu. hôpital ban. fële muy dispensaire Mané. waaw ban dimbal lañ leen wax. ñu ne si côté sa échographie ñu ne am na beneen waaj te day ñëw indi matériel la wala de ñoom ñu bénéficier mais dañoo encaissé presque le mot 300 000 d'après mu dem na bu leen may dërëm mu dem ak xaalis wala de mu njëriñ foofu ci dispensaire mais da koy yóbbu parce que am ñu matériel boobu. même thermoflash matériel am quoi. c'est à cause du corona moo dañu am thermoflash mais mosuñu am thermoflash mais dañu bëgg a ñaan dimbal ci côté RDQ si seen soutien. donc dafa mel ni ñoom dañu bëgg RDQ jàppale leen si matériel échographie. waaw parce que ñu ne suñu geste bu ñu def moom mosuñu ko depuis hôpital bi taxaw kenn mosuñu def geste bu ñu def loolu moo waral ñu ne ñu suñu cas parce que balaa ñuy indi matériel keneen ñoo indi matériel bala ñu jël son boobu def son boobu mën nañ jël foofu ñuy réfectionné encore hôpital wala ñuy créé yeneen kii salle mais son boobu duñu ko am foofu dafa def mu dem ak moom am ñu matériel boobu dañu
bëgg a ñaan dimbal si kaw. gannaaw loolu tamit ay points yu bëri la ñu jotoon a waxtaan foofu ci boobule réunion si points yooyu nga xam ne jot nañ leen laal foofu te ñu am solo trop mën nañ ci jàpp benn boo xam ne boobu sax am na ay recommandations yi si jot a joxe mooy fexe ba liggéey bu RDQ nekk di def mu mun a feeñ fële fi nga xam ne foofu la autorité administrative yi nekk maanaam préfet ak gouverneur ci loolu nag comité bi dafa daal di ñaax ñi nga xam ne ñoo yor mbir yi maanaam Omar Diédhiou ak man mii di wax ak yéen Ibou Sané pour ñu jéem a xool naka la ñuy bindee ay lettres d'information ak ay demandes d'audience yoo xam ne dinañ ko adressé kilifa yooyu le mu mel ni préfet wala gouverneur. réunion bi nag gannaaw ba mu commencé ay booru 10h30 daanaka dem na ba 14h balaa muy jeex balaa ñu koy jeexal nag dañ daal di jox kaddu gi nga xam ne moo nekkoon secrétaire de séance bi mu nekk Wahab Sané mu daal di ñëwaat si poñ yi nga xam ne yooyu la ñuy génnoon a jàpp foofu ci réunion bi. xam naa ni waxtaan bi rafet na si temps bu gàtt bi nii on a pu faire le tour des points de vue de l'ordre du jour ba ñu dugg si divers yi ñi gën ko yaatal. Bon, ce qui a été arrêté dans le cadre de l'essentiel, ñu war a rappeler mooy tey la collecte des sacs pour sécurisation pont yi liggéey bi tey lay commencé à partir de 16 heures ñii dañoo war a teew ñi xam lan la ñu war a def ñi xam du ci des ñu mun ko planifier ba la semaine ou bien les jours à venir loolu moo fi am solo pour léegi dans le cadre d'urgence léegi pour concernant le compte rendu xam naa compte rendu bi def nañ ko te ñi kontañ na si entretien pont yi tamit wax nañ si arrêté nañ ay décisions yu ñu war a jàpp dans l'avenir projet de reboisement bi tamit on a fait pratiquement le tour avec les échanges on a pu voir ce qu'il y a à faire ak divers yi tamit donc le point chaud à rappeler c'est peut-être journée bu tey bi liggéey bu fa war a am bu ñi demee seen kër ñi xam naka la ñuy collecter saako yi 16 heures ñu daje fii commencer liggéey bi je pense que réunion bi ma bàyyi toujours grand bi na tey bien lancer le message de qui d'accord merci je pense que la réunion la séance peut être levée merci waaye bu weesee loolu tamit pour tëj réunion bi dañ daal di def ay ñaan te ñaan yooyu nag mooy pour fexe ba bépp projet bi nga xam ne RDQ mu ngi koy jàpp mu mun koo eggali si jàmm ak salaam waaye tamit ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci biir kuréel boobule